Abbas Thierno Abbas Ka di médecin bi nga xam ne moo nekk ci CNG de lutte bi xam naa yu ardo ngeen xamoon waaye moom moo remplacé ardo tey bu ma koy wax ce qui veut dire que moom moo yor lépp loo xam ne lii santé la ci mbër yi ci CNG bi combat bi nag coow li bari na waaye moom ñi nag ci moom la yëf yi mujje ak ku mbër mën a dem te moom deful contre expertise bi loolu kenn CNG du ko validé kon moom laay waxtaanal nii bu ko defee mu wax ñu lan moo xew ci Modou Lo ci état de santé docteur asalaamaaleykum. waaw waaleykum salaam maa ngi leen di nuyu seen téléspectateurs yëpp je pense question bi mooy lan moo xew ci état de santé Modou Lo waaw Modou Lo en tout cas li ma mën a wax mooy que feebar na am na lu ko dem na ci médecin bi seet ko defal ko certificat médical après bu mu defee certificat je pense que déposé na ko fa mu ko war a déposé mooy CNG et comme man maa yore commission médicale CNG woo nañ ma ci le soir ne ma Modou Lo dafa am blessure ma ne ndax am na certificat médical ñu ne ma oui ñu envoyé ma ko ma leen nag léegi dañ ma ko envoyé le lendemain moom ci boppam ne ñëw ma gis ko bu mu ñëw itam gis naa ko ña nga xam ne ñëpp war naa leen woo pour waxtaan ceeg ñoom ci feebar boobu examiné naa ko man d'abord déjà examiné naa ko waxtaan ak moom ak yëpp maa ngi ko gis àjjuma je pense c'est ay 11h entre 11h midi waxtaan ci génne élément dossier yëpp rajo yi mu def ak yooyu yëpp xoolaat ko médecin yi nga xam ne mooy médecin personnel ki ko gis woo naa ko waxtaan ci ka def rajo yi yooyu yëpp woo naa ko waxtaan ci jël naa tamit avis yeneen orthopédiste yoo xam ne ñu ngi fi Dakar yoo xam ne spécialiste lañ ci en la question ma boole keek ak man tamit la ma examiné décidé que kii mënul bëri pour une période d'au moins 2 mois warul mën a bëri donc loolu mooy li nga xam ne moom laa gis ci Modou Lo. bu ñu xoolee li nga xam ne moo ko dal en tant que docteur ligament mooy lan ci cëru doomu aadama ak moom ci ban côté la mbir mi sooxe. bon awma droit wax la ci ban côté la sooxe mais mën naa la wax lan mooy ligament xam nga boo jëlee muscle moom mooy suñu yàpp bi ngay gis nii ci yaram bi léegi yàpp bi dafa am der ci kaw ci suuf am yàpp boobu la nga gis bi ñuy wax muscle mooy que moom mooy yëkkati sama loxo bi mooy wàccee sama loxo ou bien sama tànk wala bu may dox wala bu ma defee mouvement dafa am ay yax lii ne daf ci diggante yax yi ci dafa am yeneen muscle yu fa nekk ñoom ñuy xëcc yax yi di leen wàccee bu ñu contracté wu affaire bi def mouvement jóg bu ñu bàyyee mu wàcc maintenant fa muy jàpp ci yax bi muscle bi bu demee ba fa muy jàpp dañ koy tuddee ligament parce que ñaari buu la benn buu bi day jàpp fii beneen buu bi jàpp ci beneen muscle beneen yax bi léegi ñaari fa muy jàppee noonu ci digg bi day xonq mais boo demee ba ci fond ba li ñuy wax ay fibre ñoo fay nekk fibre yooyu nag moom la ñuy wax ligament ñoom ñu ñëw jàpp ci yax bi comme ça bu xëccee mu ñëw bu bàyyee mu dem donc loolu mooy ligament parfois nag day am accident soit ci muscle bi soit ci yax bi wala mu am ci ligament bi mooy fa nga xam ne fa lay jàpp affaire bu weex boobu moom mooy dagg wala mën a dagg complètement mën a dagg as tuut bu ñu nee ñu ne rupture totale wala ñu ne rupture partielle. mais jàpp nga ne daal dans 2 mois bu ci yàlla àndee war mën a reprendre at. waaw xam nga loolu moom ça dépend ci traitement ba ñu koy defal bu jaaree yoon mu dem ñu opérer ko wala ñu xam ne dañ koy defal beneen traitement parce que traitement yi dañoo bëri ak ça dépend ci ban lieu la dem pour ñu defal ko traitement bu traitement bi jaaree yoon bu paree après dañ koy may li ñuy wax temps de guérison léegi moom mooy temps bi nga xam ne moom lay toog pour wër léegi bu wëree ba pare dañuy yóbbu defalaat li ñuy wax rééducation parce que Modou Lo bu fekkoon ku mel ni man wala keneen bokkul c'est un professionnel c'est un lutteur de haute compétition boobu balaa ngay kii foog nga delloowaat ko fa nga xam ne fa la nekkoon ba période ba muy blessé wu donc dafa am période bi nga xam ne moom lañ koy traité par exemple bu fekkee dañ koy opérer bu paree opérer dañ koy may li ñuy wax temps de guérison bu paree temps de guérison bi ñu jox ko temps de rééducation léegi nag loolu boo ko xoolee lépp la ñu sumb ci ñaari weer yi. waaw d'accord mooy 60 jours. mooy 60 jours yi. d'accord mooy temps d'opération bi parce que opération dañu koy préparer parce que mën na blessé tey ñu opérer ko dans 15 jours wala ñu opérer ko dans 1 mois ça dépend fan lay dem. maintenant bu ñu ko opérer ba pare ñu may ko li ñuy wax temps de guérison bu paree temps de guérison ñu defal ko li ñuy wax temps de rééducation. pour delloowaat ko encore fa mu nekkoon ba muscle bi ñu wóor nañu muscle bi dëgër na ba ñu wóor ni ligament bi dëgëraat na mu war a dëgëree lii nag moom mu door a dem commencer ay entraînement normalement. waaw mais daal xool nga ko def ko contre expertise.
waaw loolu moom man maa ko def man personnellement fii ci sama bureau bii ñu toog ci siège bi nga toog fa la toogoon. jërëjëf mbokku téléspectateurs yi ginnaaw bi ñu leen indilee docteur Ka mi nga xam ne mooy médecin bu CNG gis nga wax nañu ne ñaari docteur seet nañ ko ñoo xam ne ay orthopédiste lañu ñoo ko xool ay professeur sax ñoo xam ne ñii moom xam na seen i liggéey nee na mook ñoo ma bokk liggéey bi dégg ngeen li mu ci wax yëpp ak tamit incapacité yi nga xam ne Modou Lo am na ko kooku mooy docteur Ka indi ñu ci ay leeral nee nañ nag dañ ci gën a am lu leer tey ci altine ji bu weesoo dinañ ci gën a am lu leer ndax xam naa ne moom dina rendre compte le président du CNG ak le bureau comme ça bu ko defee nag ñu xam nag entre 45 jours yi nga xam ne médecins yi njëkk yi jox nañ ko ak moom li mu gis nga li mu ak incapacité bi mu ci boole moom it muy ñaari certificats médicaux yoo xam ne moom délivré na ko Modou Lo su ko defee nag ñu xam mbir mi fan lay tere waaye daal metti na ci ñaari mbër yi metti na ci ñaari mbër yi kii métit la àndal ak ñàkk bëre kële amoon yaakaar lool ci combat bi muy Ama Baldé ndax non seulement combat la bu mu bëggoon ci combat royal ba pare nag moom mu am ci engagement ku ko gis xam ne am na ci engagement lool ni ko Modou Lo waxee moom it ne ay moromam la bëgg a jàkkaar loolu léegi mu njëkk ciy ñëw loolu tamit mu doon occasion ci moom nekkoon ci préparation boobu de 20 jours moom it ak xam nga nit aussi làmb li nga ciy frais ñoom ñaar ñëpp ba pare après combat xoolal li la ci war a topp ci ay bor li la ci war a topp ak régler sa affaire u njaboot ak tamit mën a lancer waat sa carrière loolu yëpp mi ngi nii bëgg a tomber à l'eau te loolu dafa metti kon ñaari mbëri muy Ama Baldé ngeen gis nii ak Modou Lo ngeen gis nii ñoom ñaar ñëpp fi mu ne combat boobu xamaguñu kañ la nag mooy ñu bëgg man damay lancer appel le CNG mu def ko priorité bi mooy bu dee Modou Lo kii de travail yi ñu ko jox respecté na ko ba mu pare ba yàlla may ko wér ak li mu toog pour réhabilité wu loolu daal man damay ñaan yàlla bu mu génn saison bi nga xam ne day am temps wu mën a bërewaat temps wu mën a jaraat nag ay combat pour mën a bërewaat nga li nga xam ne mooy ay combat am jëlaat ko nag ci condition yoo xam ne moom it fekk Ama Baldé aussi avantage am mooy du arrêté day continuer waat ay entraînement am gën a nekk ci bain wu combat bi bu ko defee bu Modou Lo pare nag mu doon combat boo xam ne bii ñun ñëpp lañ ca yaakaar dina am muy ambiance ak lépp lii daal maa ngi masawu xale yi waaye nag promoteur bi jël xaalisam def ci boobu ak léegi di ci daw boobu ak léegi ay millions mu def ko ci ak li nga xam ne moo ci ñëwoon ak sponsor bi nga xam ne ñëwoon na ci aussi muy waa ADK muy Kapay nga xam ne dañ ko ci waroon lancer moom it gis nga loolu yëpp tey day nekk dañ koy gelé ci combat boobu te loolu metti na ci promoteur bi nga xam ne def na ci xaalisam ñu ngi koy masawu moom it di wax ne yàlla nañu yàlla dimbali rek ba yëpp duggaat dans l'ordre loolu daal lañ ciy wax combat la boo xam ne nag moom laay wax ku ko tëgg waroon nelaw combat bii combat la boo xam ne ku ko tëgg waroon nelaw ndax combat bu tëla xamuñu nag lu ca laxasu waaye daal nañ ci jóg ci zahir jóg ci baatin ñaan ci ba yàlla defal ñu ci sutura defal ñu ci jàmm ndax combat la boo xam ne bii vraiment foo ko natt rek ci ambiance foo ko natt rek ci sport weesu na ko ci làmb ndax day indi bés yu mag yoo xam ne mën na la fàtte ko ci làmb da ciy amat histoire bu rëy boo xam ne dañ ko ci mën a jàngataat kon vraiment ñi ngi ñaan yàlla ñaari mbër yi Modou Lo wér ak jàmm Ama Baldé aussi mu fekk ko mu nekk ci jàmm ak salaam ñoom ñaar ñëpp ak promoteur bi ñu mën koo amal nag ndax combat la boo xam ne bii ci ITV lañ ko